aljuma ñeenti fan ci muharram di rakkat ji gàmmaatum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàdday ga mbokk yi daleen gam ci xibaar yi maanaam gi li ci gën a fës mbasum coronavirus ak ñi yëngu si dem bi ak dikk gi rawatina ñi nga xam ne ñoo di taximaan yi seen bopp ubbu si ñi nga xam te ni bi ñoom la ñuy jël saa su nekk duñu mën a xam ndax am nañu mbas même déet waaye nag ñu ngay wéy di feggu bu baax bu fekkee ne njot nañu ne ki nga xam te ni bi moo di seen ab client dafa xaw nuru ko tabat ñoom nee nañ duñ def benn risque dañu daat koy bañ a jël te it kenn du dugg seen woto yooyu te takkul li nga xam ne moo di masque gëstu ko Mamadou Dieng si njël benn xibaar yi ñi nga xamante ni biit ñoo di kilifa yi wér-gu-yaram bi ñu ngay wéy di artu ñi nga xam ne ñooy dund ak yenn jàngoro yi rawatina li nga xam ne moo di diabète ak li nga xamante ni biit moo di jàngoro yi sida si ñu daal di fegu lu ñu man si mbas mi ak dem jël ñàkk yi ndaxte bu fekkee ne mbas mi daan leen rek dinañu nekk ay cas graw seen i kàddu nag ginnaaw bi nga xam ne def nañu li nga xamante ni bii moo di tomb bis bi si tolluwaay mbas mi dañ ko daal di yëkkati loolu dinañ ci toftal li nga xamante ni bii moo di ab tàggat goo xam ne def nañ ko ñi nga xamante ne bi ñoo di ay nappkat mareyeur toll si juróom ñetti téeméeri mareyeur yoo xam ne dañ leen daal di tàggat si mboolem li nga xamante ni bii mooy tukkee si li nga xam ne moo di ab liy tukkee si géej gi ak wàllum napp gi nañu teewlu kàddu yi ki nga xamante ni bii moo jiite mbir mu ni mel si diwaanu Tëngéej ci micro Babacar Seck mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si bi lu jotaay nees gis ñu def si faram fàcce dawalkat yi taxi di bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni bi moo di client yi ñuy yëpp jamono ji nga xamante ne bi mbas mi daal di wul ak wàllante gu gaaw gi ak variant bu yees bi nag tax ñu gën a bàyyi xel bu fekkee ne jot nañ ne sax tawat daal dañuy bañ a daal lay jël ngir bañ a jël benn risque ndax seen fegu weesuwul takk masque ak jëfandikoo li nga xam ne moo di sel yi waral nag du ñu bëgg jël benn risque gëstu bi ñu ànd seeg Mamadou Dieng si jotaay bi xibaar. bërëb bi ñuy jaayee ndekki ci cité amitié 3 bu Mermoz taximaan yi bëgg nañu ko lool. Gana Seck moom chauffeur taxi la li mu tam mu jënd ndekkeem dugg ci biir otoom chauffeur bi kuy bàyyi xel la ay clients yi muy yeb ci jamonoy mbas mi teg ci yeb ko wopp Covid Gana ne xel xalaatu ko. am na un jour avant ñuy tabaski une semaine avant tabaski jël naa benn client Liberté 6 daal. sentir naa benn tàngaay ci moom sama xel xawoon na ñaaw ka ni est-ce que ndax kii loolu dalu ko wala de non man bu ma gisee koo xam ne njort naa ne am na ko na moom wax dëgg yàlla du ma ko jël dama koy conseiller mu woote ñi nga xamante ni ñoom yor nañu matuwaay yoo xam ne mën nañu ko jël te du leen wàll ñu jël si ko mais man bu ma ko xamee du ma ko jël moom. Basirou Seck moom it beneen taximaan la di doog yegsi ci bërëb bi ni Gana Seck Basirou ne yàpp ku mu njort ne dafa amee Covid du ko def. bu ma gisee koo xaye njort naa ne dafa am corona du ma ko yeb waaw parce que bëgguma war yàlla mu wàll ma ko te ndax ma ko wàlle tey ma demee ci sama njaboot mën naa leen ko wàll te boobaat conséquences yi mën lay dal ba mbas mi commencé ba léegi parce que première vague bi la xam le 2 mars ba léegi may wax yow nii musuma yeb koo xaye nee na ma am naa corona musam. ñaari taximeen yi ñoom ñaar ñoo bokk méngoo ay kàddu ci ne ku solul masque du dugg ci seeni woto. moo ñëwee di wax ak man te yoroo masque dama naan la duma la jëlal masque parce que comme loolu la ñu digle te moo koy aar ma man moom am naa fayda ju toll ni moom boo ñëwee ci yoo xam ne gis na ni li ñu tere lenn loo ci def man duma la jël ci sama oto. ki laay def am na ñoo xam ne dañoo dëgër bopp da nga leen di yeb sax ñu takk masque ba caag ñu wàcce ko nga wax leen ñu yaakaar ne yow da nga leen di imposer wala lii mais su ma la waxee nga dëgër bopp nga wax nga dëgër bopp damay firee ne ndànk ne la wàccal garaaw nga jël benn taxi man ma dem doxal man dem wuti jàmm quoi parce que moo ëpp jàmm ci man. yàpp client bu amee Covid mbaa bu ñu njortu ne daf ko amee taximaan yi ne ñoom seeni xel xalaatu ko li gën a la mooy accélérer seeni oto wuti yeneeni client. Mamadou Dieng fagaro gën faju waral li nga xamante ne bi moo ni mbas mi ak tolluwaayam si réew mi muy wéy di wàllante gay yokk lu toll si juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti tawat yi am nañ ko ginnaaw xayma bis bi nga xam ne wàññi na lu toll si fukk ak juróom-benn ñoo xam ne tawat ji moo leen faat juróom-benn fukk ak ñett ñoo xamante ne bi ñu ngi nekk si cas grave lu toll si ñi nga xam ne ñooy wér it di juróomi téeméer ñeent fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne ñooy dund ak jàngoro ji nga xam ne moo di diabète ñoom it ñu leen di soññ bu baax a baax ginnaaw li nga xam ne moo di tolluwaayub
mbas mi biñ ko defee professeur Abdoulaye Leye mi nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllum tawat jooje di diabète di soñ ñi nga xam ne ñooy dund ak jàngoro ji ñu dem jëli ñàkk yi ndaxte lu ko may bu ñu mbas mi laale xal seen na ñu bokk ci cas grave yi nga xamante ne bi mën nañu ñàkk seen bakkan ci mbas mi am na ñoo xam ne it ñu ngi dund ak jàngoro ji nga xam ne moo diabète duñu amee mbas mi duñ ko mën a ràññee ci ñoom lu ñu duppee cas asymptomatique yooyu yëpp leeral na ko ginnaaw xayma bi suñu teew lay kàddoom. mooy suukar si bari na torop si yaram bi te mu nekk loo xam ne lim nañ ko depuis mbas bi mu tàmbalee comme nekk loo xam ne bu fekkee ne da nga ko am mbas bi fekk si la si peut-être que am nga risque am plus de complications que koo xam ne amul diabète waaye ñaari yëf moo fi mën a rassurer nit ñi fi ñu toll nii bi ci jiitu mooy vaccination bu yàlla defee nga def ko même boo dee diabétique bu la mbas bi duggee yàlla mën na la musal ci forme sévère yi nga xam ne mooy faat te loolu déjà ñu ngi koy gis ñii di ñëw hôpital di hospitalisé ñaare vacciné wuñu ñi nga xam ne vacciné wuñu ba pare ñu ngi leen di gis ci consultation bi dañuy ñëw rek ñu am ay symptômes wala ñu def rajo gis ko ñu ne fan yéede moom xawoon naa sonn tuuti mais fekk na mbas bi sax daanaka jàll na mais fekk na vacciné wu nañu loolu la ñuy wax dugg la ba génn la te doo ko yëg wér nga ci wa ilaa indi loolu benn complication loolu vaccination bi moo ko mën a maye te leneen fu toll nii du ko dindi leneen li mooy fexe ba sa diabète di équilibré mooy suukar si ak nattukaay yi nga xam ne moom la ñuy koy saytoo pour xam ne suukar si normal la ci yaram bi ba du indi benn complication loolu balaa la mbas bi dugg wala bu la duggee ba génn tamit da nga war a taxaw ci continuer say rendez-vous bañ a ragal a dem hôpital wala ci sa consultation pour nga saytu ko ak sa médecin traitant pour loolu muy normal parce que bu fekkee ne faju nga ba suukar si normal ci yaram bi yow ki ak ki nga xam ne amul diabète daanaka yéen a yam par rapport ak mbas bi bu fekkee ne sa suukar mu ngi yéeg te xamoo lu ko yéegal maanaam mu ngi doon nekk ay 1 gramme léegi boo seetee muy dem 2 grammes wala 3 grammes ci diiru ñetti fan ñeenti une semaine te fekk yaa ngi jël sa médicament toppaloo mango bi yaa ngi respecté régime nekk di def sa sport teewul muy yéeg loolu ça veut dire que am na lu xew ci yaram bi diabétique bu yëpp normalé suukar si dee normal bu suukar si di yéeg ça veut dire que am na lu xew donc ci loolu li ko mën a yéegal bari na waaye ci jamono yi ñu nekk war nga dem sa consultation pour ñu xool ndax feebaru mbas bi dugg la am lu muy am jeexital ci biir yaram bi fekk ne yow amuloo benn symptôme. ñuy dund ak jàngoro ji nga xam ne moo di sida it ñoom it ñu ngi leen di ñu dem jël ñàkk yi nu mu gën a gaawee kàddu yaa ngi tukkee si soxna Safiatou Thiam mi nga xamante ne bii moo jiite CNRS di secrétaire exécutif kuréel gi nga xam ne ñooy xeex wàllum sida si réew mi ndax nee nañu ñi nga xam ne ñoo dund ak sida bu fekkee ne li nga xam ne moo di mbas mi laal na leen mën nañoo yegg it si cas garaaw ba jàngoro ji lottal leen muy def soññee it si li nga xam ne moo di faju gi jëm si wàllum tawat jooju nga xam ne moo di VIH si sida ñu teew lay kàddoom ba léegi moom soxna Safiatou Thiam. ki nga xam ne dafay dund ak doomu jàngoro sida su amee Covid-19 su amee infection ak coronavirus dañuy ragal que ci moom dina gën a metti que ki nga xam ne dara jotu ko donc mu war a gën a fagaru que ñëpp beneen point bi mooy ci ñàkku bi vaccination bi ñi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro sida dañuy leen di wax ni dañu war a ñàkku quel que soit fu seen état clinique toll ñoom xam nañu su may wax taux de CD4 ak charge virale lan la mooy natt fi feebar bi toll si ñoom quel que soit fu feebar bi toll si ñoom dañu war a ñàkku beneen point bi nga xam ne bëgg naa ci wax mooy ci faj bi li ñu mën a wax personne vivant avec le VIH mooy ñooñu di dund ak doomu jàngoro sida ñu ngi yore seen garab dañu leen wax ne nañu continuer seen garab yooyu nga xam ne moo leen di faj ci sida donc bu ñu ko arrêté encore moins période bi nga xam ne dañu gën a vulnérable parce que am na beneen menace boo xam ne mi ngi ci seen kaw bu fekkee ni ki nga xam ne dafay dund ak doomu jàngoro sida dafa am Covid bu fekkee ni Covid bi am na tolluwul yenn tollaay yi comme ni ko ministère de la santé dicté mën nañ leen faj ci seen kër ñun li ñu ci dolli rek mooy buñ lay faj sa kër fexeel ba sa docteur bi lay suivre yëg ko te na nga aussi mu wax la signes yi nga xam ne signe gravité la signes yooyu bu ñëwee da nga war a woote wala da nga war a dem ci centre de santé bi la jege signes yooyu mooy lan mooy nga jékki-jékki gis ni nooyi bi dafa gën a jafe nga jékki-jékki gis ni sa dënn bi dafay metti wala dafa mel na dañ ko poñe nga jékki-jékki mel na gisatoo xamatoo foo nekk mooy signe désorientation yi mu nekk ay signes yoo xam ne en tout cas nga seetlu si sa bopp lenn loo xam ne seetlu wuloo ko woon bu boobaa nga jóg nga dem ci centre de santé wala nga woo sa docteur même bu fekkee ni dañ leen di faj ci coronavirus dañu war a continuer seen garabu sida yi. nekkoon kàddu yi docteur Safiatou Thiam bu CNRS ñu daal di wax si leneen di ak tàggatu ab lël boo xam ne ubbi nañu ko waa 3FPT si ñi nga xamante ne bi ñoo di ay nappkat juróom-ñetti téeméer seen lim ngir tàggat leen si li nga xamante ne bi
mooy tukkee si napp gi ak li nga xamante ne bii moo di yarum jën loolee lañ leen di tàggatee kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñi nga xam ne di mareyeur si réewum Sénégal daal ciy taxaw temb bu yeggee nag waa DER dinañ leen mën a jox li nga xam ne moo di ay financement ñu teewlu si ki nga xamante ne bii moo di Thierno Mbengue moo jiite kuréel gi ëmb mareyeur si réewum Sénégal si micro Babacar Seck. liñ fi tax a teew muy dañuy def benn lancement boo xam ni mu jëm ci wàllu formation bu jëm ci secteur de la pêche te suñu jigéen suñu directrice muy ABC yi jàppale ko station nationale des mareyeurs mu toll ci 800 personnes loolu moo war a teew fii tey pour ubbi ko war a def départ bi la 16 formation baax ci liggéeykat parce que tey secteur de la pêche dañu musul am lii ñu am tey parce que formation boo xam ne 800 personnes la xaay boo xam tey buñ ko xaymaa li ci état dugal day yegg ci lu ma téeméeri million loolu tey musul am ci secteur de la pêche ndax tey Sénégal ku ne xam na ni population bi dafa yokk dafa mel ni jën bu fi mën a am du leen doy kon tey bu ngeen ñu jëlee jàppale ci formation boo xam ni aquaculture da cee nekk te aquaculture dañu am solo ci pêche parce que tey boo demee fu mel ni Côte d'Ivoire ba dem fu mel ni Corée dëkk yooyu ay Gabon jënu dex la ñuy dundee te da nga naan jën boobu sax moo dàq jënu géej gi tey bu ngeen ñu formé les mareyeurs ban mën a am sañ-sañu dem bay ay toolu jën yoo xam ne si même bu géej gi amul jën dañuy am sañ dem ci àll bi jëli ay jën indi ko loolu lu rëy la te loolu bokk ci li nga xam ne mooy suqali réew du ñu am ci aquaculture waaye dañ leen defal formation hygiène ak qualité ndax hygiène ak qualité képp kuy lekk jën jën dafa war a sell dafa war a baax ngeen jàpp mareyeurs yi nga xam ñooy jën di ko jaay ngeen fabrique ba jën bi ñuy jox nit ki jën bi ñuy lekk ca France ak jën bi ñuy lekk Sénégal nekk benn jën loolu def naa yu am solo la. lu toll si juróom-ñetti téeméer yi bërëbu liggéeyukaay ñi nga xam ne ñoo doon yëngu si wàllum njaayam ndox waaye jaayat aussi nga xam ne moo di sachet plastique yi dañ ko nar di tëj ginnaaw bi nga xam ne jëruñ jër wàllum alam gi daal nay lépp luy jëfandikoo bi yoon nag mel ni dogal ba dañ ko war a mën a doxal waral nag ñi nga xam ne ñoo si yëngu si diwaanu Sandaga seen bopp ubbu nee nañu lii rek la ñu yaakaar ngir mën a dund tey suturlu seen ak njaboot xamuñu leneen lu ñu mën a def gëstu bi ñaan sekk ay seetu kan ak Seydina Mbaye. muy lu ñu bëri di gis ci tàngoor bi njaayu mbuusu ndox bi bëri na jamono ji ñu ci far ci ko ñu ndakaaru yi muy lu nguur li tere donte ñu ci yëngu ñu ngi ci gis seen bopp bu baax. te balaa ngaa tëj dara war nga cee def étude de xam nga ban njëriñ la indi waaw ndax xale yu daan taxawaal di yalwaan léegi nga gis leen yor seen siwo di jaay ndox su ngoonee ñuy njibbi suturlu ci jàppale waale seen yaay fay seen frais de scolarité. xale yooyu nga xëy aussi privé leen loolu booy xëy di ci ubbi bitik ku góor kii day jaay ay mbuusu ndox ay ndaw yu jigéen góor ak i sax ay mag lu ñu tere ay sachet ndox yi am ay njeexital ci seen poche. ma seddalal booy yi pour ma jaay booy yi dem jaay tamit am dara am dépense xam nga bu xalee loolu ñu bari day toog à souffrance du am lu ñuy dundee day indi kay problème bu baax suñu njaboot bi parce que si fii la ñuy dundee daal. soxna si nag moom du bëri ci Dakar moo leen ñu jaay sachet ndox rafetluwul bi leen dogal te sax nag bouteille ndox yi jàpp na ni mënul nekk saafara si. lii bu ko tëjee lu ma ne nit ñi duñu am leen ñu def waaye xëy rek nag kaay jaay butéelu ndox te yoo xam nga butéelu ndox ba loo cay am waaw xam nga ba njëriñ la lay indil ci yàlla rek danañuy sukkandu nag ndax yàlla moom gémmañ gu mu xar def ca dara yàllaa yor jaami waaw sunu njaboot gi kay la ni xalaat xale yu ndaw yi nga xam ne am nañ ci yaakaar. ci gis-gisu jaaykat bi naataangoom yi lu gën mooy ñu sukkandikoo rekk ci ndogalu gouvernement bi. gouvernement bi ñoo ñu ëpp doole bu indee leneen ñu xool loolu rek parce que suñu wërsëg kay dañu am bala incha allah. lu jëwriñ bu ñu dénk wàllum alam bi tere njaayum sachet ndox yi métti loolu nit yi ci yëngu ginnaaw ci la ñuy dundalee seen njaboot ñi ngi yaakaar am yeneen pexe. des si ndox mi ay wutali waax yi di géej gi ak li nga xamante ne bii moo di jàppandal gu toll si téeméeri millions yoo xam ne dañ ko daal di bëgg a def si li nga xam ne moo di waax yi ba ñu daal di mën a taxawu ab bato boo xamante ne bii daanaka dañ koy xel seen rek si ay bopp ñu mën a daal di fexe ba ñi nga xam ne ñoo di lii tukkee si géej gi jën yeeg yu ni mel gën a mën a jur gu gën a bëri ba ñu gën ko mën a jëfandikoo mu nekk it ngeneel ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi ñu teewlu si ngir gën a am ay leeral Aliou Thiam si micro ba Boubacar Diaw. bi ministre bi jógee ànd ak ay collaborateur di xeex ngir fexe napp gi dellu fa mu ne woon Cap Séné du rester sur place il faut que mu accompagner leen def une contribution d'un bateau boo xamante ni ça coûte vraiment des dizaines de millions teg ko ci loxo ministère pour ànd ak ñoom suuf diibal ko ci géej gi
ndax yéen ñëpp xam ngeen ne jën dafa soxla fu muy juree soxla fu muy noppaloo soxla fu muy dalloo su ko defee te kenn du ko sonal su ko defee mu mun a génn nit ñi mu ko napp tey yu mel ni suñ ci amee lu bëree bëri am nañ yaakaar ne napp gi dina dellu fa mu nekkoon ndax lu mel ni dina tax du am benn bato bu osé dem foofu di ko napp du am benn mbaalu ser bu osé dem foofu di ko napp benn mbaal aussi muy gaal bu ndaw du osé dem foofu di ko napp ba nag lii non seulement dina fexe ba jën bi di reproduire mais dina xeex aussi pêche illicite ba nag bateau yu mel nii dafa am solo. tàggat yaram dañ koy dooree xibaar boo xam ne dina neex ñi bàyyi xel football rawatina ñi nga xam ne ñooy suivre li nga xam te ni bii moo di Premier League di ligue bu anglais dina nekk loo xam ne dina jàppandi si mboolem supportu média yi lu ko dalee niki ëllëg ginnaaw bi nga xam te ni bi nag ab déggoo daan nay am diggante kër gi di groupe média ak ñi nga xam te ni bi ñu yor wàllum division yi c'est Angleterre nekk ay jongante yoo xam te bi di ngeen ko mën a dund waaye nag si wàllum tàggat yaram média du yam foofu ay leerul ki nga xam te ni bi moo yor wàllum lépp luy tàggatu si tàggat yaram si li nga xam ne moo di kër gi Babacar Ndaw Faye ay leeral ñu teelu ko si micro Omar Kane. dañu jël li nga xam ne mooy droit de diffusion championnat anglais mu def ci liñ ci waroon def yëpp ba nga xam ne léegi championnat anglais dafay daw ci ITV chaque week-end di ngeen am matchu samedi bi bu 15h jotee maanaam ñetti waxtu bu jotee mais laata loolu dafay am yeneen yu koy gunge dina am ay plateau de match ak ay contenus spéciaux yi nga xam ne moom moo koy gunge dinañ leen won yeneen facette suñu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir am ay plateau après match ci biir semaine bi également di ngeen am ay magazine ay résumé ay li ñuy woowee un peu but yeeg lépp li koy gunge lépp luy dundal championnat Angleterre parce que xam nga nekk ni ngeen ko xamee championnat boobu daanaka mooy bi ñu gën a seetaan ci àdduna bi ci dayo bi mu am ci àdduna bi mais également sénégalais yi am ci intérêt bu am solo parce que dañ koy suivre lu yàgg et puis ñu am ci également ay suñuy ay gaynde ci samedi bi sax lay tàmbali gis nga ñu ngi suñu techniciens ñu ngi woon ci dernier réglage yi nekkoon ak en relation ak technicien yi nekk Angleterre pour lépp matandi ci wàllu technique beeg parce que mbirum satellite la ak yooyu noonu ba lépp mën a taxaw de sorte que avant match bi ni ngeen commencé jot signal bi jot ay plateau yoo xam ne ñun ak équipe sport bi fi nekk yëpp dinañ ci am taxawaay bu am solo. ñu wëlbatiku jëm si basket ak tournoi Dakar bi nga xam ne mu ngi doon am ayu bés bi yëpp foofu sa Dakar Arena gaynde yi génn seek ndam ñetti ndam jongante bu mujj bi nag ñu ngi ko amal diggante équipe A beeg équipe B bi waaye gaynde yu mag yi ñoo si am ndam si juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñu ndaw ñi am si juróom fukk ak juróom-ñett ñu dellu si waat si jongante boobu ak Seeku Seydi. mu nekkoon jongante bu métti lool mun na bokk sax ci bi gën a jafe bi nga xamante ne ndaw yi Boniface Ndong di sélectionneur national disputé nañ ko ci tournoi bi nga xamante ne jëm ci wàccaay Afrobasket score final bi du méngoo dara ak li nga xamante ne xewoon na li ko waral nag mooy équipe B bi dañoo bëggoon daal di amal opposition bu am solo ngir rek permettre équipe bi daal di waaj bu baax ci premier quart-temps bi la ndaw ñi commencé bousculer ñooñu Gorgui Sy Dieng mi nga xamante ne disputé na matcham bu njëkk ci tournoi bi dugal ci fukk ak benn poñ waaye teewul équipe A bi daal di ko gagné 16-15 li ci topp nag ñoo gagné quart-temps yëpp waaye match bi amuloon dara ci ñoom deuxième quart-temps bi mi ngi jeexee 43-39 maanaam ñeenti poñ dong moo doxoon seen diggante ci troisième quart-temps bi la équipe A bi commencé wane boppam bu baax na boobu sax la ñu gën a dugal ay poñ ñooñu Ibrahima Fall Faye nga xamante ne moo nekk meilleur marqueur équipe bi ak 17 poñ ñu daal di ci dugal 32 tax na ñu daal di gagné troisième quart-temps boobu 75-45 waaye ci quatrième quart-temps bi daañu amaat jafe-jafe ci wàllum agressivité bi nga xamante ne ndaw yi sur parfait adjuvant yi teg nañ ko équipe B bi dugal na ci fukk ak ñetti poñ équipe A bi fukk ak benn poñ dong la ci am score final bi mi ngi jeexee 86-58 équipe A bu Sénégal war a tase ak waa Guinée samedi bi ngir rek jeexal préparation Afrobasket bii le ki nga xam ne moo di Boniface Ndong mi tàggat équipe bu mag bi moom rafetlu na bu baax a baax taxawaay yëpp ndaw ñi nga xamante ni war nañu seen dayo waaye nag li nga xam ne moom lañ ci mën tiire di loo xamante ni bi di bilan bu am solo boo xam ne équipe bu mag bi am na ko te it dañuy war a mën a wéyal li nga xam ne moo di jongante ba tey ji ñu tele doom ba léegi ak Seeku Seydi Boniface Ndong. matchu tey bi matchu ñetti kanam la voilà
foog naa ne ni ñu commencé match bi dafa xawoon yéex tuuti donc am na lu ñu doon jëm mais bon doxul woon noonu soit dañu yéexoon soit peut-être affinité bi amoon entre deux équipes yi la mais su ma amee lu may jàpp ci match bi en fait troisième quart-temps bi la bi nga xam ne pousse nañu donc jël suñu style et puis boobu gagné nañ ko très clairement voilà donc di remercier équipe locale yi je pense que jox nañ ñu benn adversaire boo xam ne match bi daal jëriñ voilà donc li ñu doon liggéey gis naa ko ci te dinañ continuer match bu nekk rek am na li nga ciy jàngat donc par exemple match démb bi je pense ci niveau rythme ak style donc nuru na lu gën a ci li ñu bëgg tey peut-être troisième quart-temps bi laay ne moom moo nekk façon bi ñu bëgg a jouer donc su may xool jeune bi daal match bu nekk am na li ñu ci war a jàng donc li am importance mooy won ko joueurs yi et puis continuer ci wax parce que dañoo nekk équipe boo xam ne vraiment bu ñuy egg ci tournoi bi. Gorgui Sy Dieng fekk si na gaynde yooyu équipe A yi daal di jongante ni ki démb sax jongante bu njëkk si waajtaay yëpp li nga xam ne moo di afro basket yi Gorgui Sy Dieng daan nañ dellu si waat si l'équipe beeg ndaw ñi nga xam ne bii daan nañu fay nekk mu ne daan nañ rafetlu taxawaay beeg ni nga xam ne noonu la ñuy amalee li mu bëgg moo di li nga xam ne moo di seen jubluwaay ñu matal ko Gorgui Sy Dieng ñu teewlay kàddoom ak Sékou Seydi. joué nañ bu baax parce que dañuy préparé wu match entraînement la woon donc comme li ko si wax man maa ngi soog a ñëw. donc ça fait 48 heures ma dem États-Unis ñëwaat bon c'est normal booy xaw a adapté wu si su ma nekkee si groupe bi mais joué nañ bu baax quoi joué nañ bu baax am na ay erreurs yoo xam ni mën nañ ko rectifier quoi c'est pas catastrophique donc mën nañ ko rectifier bon équipe nationale bon xam nañ ni depuis 2000 ba léegi maa ngi fi yaakaar naa si ñuy gën a yàgg équipe nationale si la bokk te yàgg naa di wax ni sama priorité la te juguma di ko wane tout le temps. équipe nationale fu ma soxlaa maa ngi fii ñëw naa tey maag samay mag ñoo fi nekkoon tey man ak samay ñoo fi nekk am na noo xam ne noonu laa war a doxee donc comme li may wax toujours rek liggéey la boo xam ne du ma ko moom wala keneen équipe nationale pour ñëpp la su ma fi ñëw dama war a nekk à 100% juboo ak coach bi lépp li mu bëgg su ma ko mënee ma defal ko su ma ko mënul ma ne ko mënuma ñëw mu seet keneen ku ko defal loolu rek moo tax tey yaakaar naa maa ngi sant yàlla am nekk ma si benn situation boo xam ni war na mën a tax ma toog bañ a jouer donc moo sama dëkk soxlaa si lii laa ko mën a dimbale dama ñëw ma jouer quoi. ngoog si xibaar yi tàggat yaram yi la ñu yëkkatee bii la jotaay jaajëfal leen si teewlu bi dina 9h45 xibaar yi ngeen man ko am si kàllaamay nasaraan ànd si ak Soxna Awa Diop xibaar yi di wéyandi si www.media.sn jërë ngeen jëf.